position bu am solo bi mu wax sànq Ahmed dafa wax lu am solo ci nit ki exploiter potentialité yi mu am ci wàllu moom ci boppam sans compter li ko wër foofu nag laa bëgg bàyyiloo xel nit ñi surtout yéen waa Ngexoox dëkk bi ñun ñoo ko moom kenn moom ko dëkk bi moo war a gën a avancer ci mbooleem dëkk yi ko wër bu dul Mbuur mi nekk ndayam Ngexoox ci wàllu histoire Ngexoox ci wàllu potentialité yi mu am war na mun gën développer Somone Ngaparou Saly wala Saareen malheureusement xale yi ñu ngi fi xam-xam bi ñu ngi fi am nañu potentialité yi lan moo tax Ngexoox mënul dem dafa am lu nekkoon ci wàllu cosaan lu ñu war a dindi mooy pourtant dafa am chance mais jàngul de fa ñu génne fi phénomène boobu yàlla moo ñu bind te moo ñu gën a xam nit yàlla moo ni hal yastawa allazina ya'lamuun wa allazina laa ya'lamuun bu leen caaxaan ki xam ak ki xamul mënuñoo yam ki jàngul mënoo ko dénk mukk li nga moom séntu ci résultat mënul nekk loolu yàlla moo ko wax te du juum jàng mënut a yem ak ku jàngul wax naa ni néew na nu may fekkee jotaay yu mel nii mais ku am 40 ans de ce choix librement man xam-xam rek moo ma ñor désormais bis ni ki tey Mansour man ku ne ma xam-xam li moo nëbb lu ma rek toog fa di jooy ci activité yi Ahmed Diallo di nekk man maa ngi ci su bëggee Ngexoox dama koy jàppale jusqu'au bout lu ma ci mën ci doole lu ma ci mën ci xam-xam lu ma ci mën ci finance lu ma ci mën ba ma sotti amul tiit li tax amul tiit damay faral di wax ci télé bi ni Macky Sall moomul Sénégal donnu ko non donnu ko comme itam kenn donnul campement Ngexoox ëpp ma la fi sañ-sañ ëpp ma fi kii sañ-sañ ëpp ma fi kii sañ-sañ Ahmed Diallo dafa ñëw présenté ci wàllu xel ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam ma seetaan benn documentaire boo xam ni ay tubaab ñoo ko def ma ne mais kii mënut a nekk Ngexoox parce que man xam-xam rek moo ma ñor donte aw ma ko dama bëgg nit ku jàng parce que dëkk bi fi mu toll am njàng rek moo ko mën a jële fi mu nekk du tâtonnement du affaire mbokkoo du affaire jaay doole du yow àndoo ak man wala faroo ak man du yow xooloo fi may xool dañu foo loolu sa révolu passé nañ ko fi ñu toll mooy xam-xam def planification jël xalaatu kii doon te jubóowul boole sama xalaat ma gedd man samay avantage bu dëkk bi am loo xam ni yokkute dëkk bi la projet yu mel noonu dañu soxla ay ndaw yuy xalaate noonu juñu na ko sànq ci point de presse bi duma ci yàgg mais fokk ma def ci précision pour ngeen xam bu baax Ngexoox ci wàllu histoire li ko commencé ci Baye Mbaye Ndiaye Ali aw ci Baye Abdou Dieye ba bi muy nekk commune rurale Ngexoox toujours daf doon dem ak taaba yi boppam ndoxum boppam imaam yi di ci bokk ñeneen di ci bokk parmi vous li Ngexoox bokk muy ndox mi muy courant bi muy tali yi muy stade muy leneen ak leneen kan moo xam ci yéen gestion bi nan nañu ko téye kan et pourtant dañu délégué suñu ay pouvoir ñun li ñu moom ñun ñi fi dëkk suñu ay pouvoir dañu ko délégué teg ko ci loxo kenn ni ko nekkal suñu mbindaan doxalal ñu on a le droit pour demander li ngay doxal nu nga ko doxalee boo ko doxalul li ñu ko bëggee ñu dénoncé ko waaw mais boo bañee ñu dénoncé ko mais ñu am beneen voie boo xam fa lañ koy dénoncé c'est la presse et bu fekkee ñu waxee la presse nga dem justice mais on est là ñu ngi lay xaar devant la justice ñun c'est comme convocation Macky Sall dit moo ñu tiitalul bu ñu war bëggee wax dëgg saka ay menaces ay maire ak i DG pour muy leer gëm leen Ngexoox que am nay avantages yu fi nekk nañ ko exploiter Ngexoox amul sax vulgarisateur boo xam ni commune beeka moom investissement local wala investissement communal boo xam ni boo foloo ba follee ko booy dem fi nga koy bàyyi kon xam-xamoo fi boo amee benn xarit bu jógee Dakar mu ñëw gane si la fii nii bu ngeen nekkul seen kër moi je préfère aw moom yoonu kër Sonko sinon ma dem Somone wala Ngaparou lan moo mën a existe Ngaparou te xajul Ngexoox mënuñu sax boole 4 terrains
def fu ñuy laver ay oto takkusaan gi ma ànd ak Doudou Diop ñu dem fa naan suñu tey waxtaan lu ñu kenn dul dégg c'est possible wax leen ma ban opportunité la Ngexoox am ci benn retombée par contre dafa am yeneen yu gën a doy waar yoo xam da nga koy sax seexlu dénoncé da nga koy seexlu sax dénoncé ci kaw talibeeg ci kaw emplacement wu place yi ñuy joxeek ci kaw yeneen ak yeneen yooyu yëpp gaawul egguñu fa mais l'essentiel li ma bëgg ñu xam ko mooy il est temps ñun waa Ngexoox ku nekk assumer ay responsabilités boo jiitee te ni ngay jiitee neexuñu ñu ne la ni ngay jiitee neexuñu dañ koy dénoncer lu mu la jaral ñu ma ni yow mi nekk ci dëgg di dénoncer lu jubali ki nekkul ci dëgg ba ñu koy dénoncer bu la ñu may affronter ci yoon boo reculer xanaa gëmoo bi fi ngay woote. Foncez, assumez vos responsabilités indi leen changement Ngexoox et mun na nekk yéen xale yi mun na nekk du doole du xeex du xuloo du xëpp suuf du saaga bu leen répondre ci benn provocation parce que ci xam-xam la ñu leen woo wàllu intelligence dem leen ci mag ñi bu leen xeeb seen kàddu yéen ñi dem leen ci yimpaañ yi dem leen ci tante yi dem leen seeti ñu nekk ay victimes je précise dem leen seeti ñu nekk ay victimes ak Ngexoox pratiquement di ngeen génne 78 wala 80% population bu Ngexoox ñëpp ay victimes lañu ku nekkal ni mu nekk victime nag ñii ci wàllu seen tool yi bàyyi ñii ci wàllu seen nangam ñii ci wàllu seen nangam cherchez population Ngexoox 78 wala 80% yi ay victimes lañu allez chercher les victimes def leen ay pétitions waxtaan leen ak nit ñi ci wàllu xeex waajal leen ni Ngexoox war na am changement ku leen woote ci xeex bu leen ko fekk bu leen dem ci ay cakaay yu amul yéen incarné leen li ngeen commencé tey muy xam-xam muy intelligence muy am naa envie soppi sama dëkk et ñun foofu la ñu toll te ci noonu la ñuy dem incha allah buñ ca yeggee nag ba ñu yegg ca waaye ku nekk dox ku gaynde moom ni mu wóoloo doole wala doxee ci dëkk pas de souci mais li wétu moom mooy campement dina am changement ak Ahmed Diallo man tëgguma tëb rek ni ko Ahmed man dinaa la jàppale ci bépp projet boo nekk Ngexoox. dee leen abonné bàyyi leen seetaan bi nag tey abonné bàyyi leen seetaan bi nag tey abonné fañ bind abonné muy signal gis naa fa ab baaraam buy def ni kul lu ñëw nga jot ca moom nga naan